vous êtes témoin d'un événement où vous avez des informations d'intérêt national, vous pouvez filmer et envoyer par email à infosunugal@gmail.com ou contacter le 78 140 56 56 disponible sur WhatsApp. moo xam da nga fekkee xew-xew moo xam da nga am information boo xam ne da nga bëgg ñëpp jot ci ni ngay def yomb na yónnee ñu ko sunu adresse mail bii di infosunugal@gmail.com wala nga wooñu su numéro 78 140 56 56 mbaa nga yónnee ñu ko WhatsApp ci boobilee numéro boo ko defee àddina bi yëpp dinañ ci jot Sunugal 24 yéen nañ fi nekkal. Sunugal 24 mbokki internet yi ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax di ñëwaat ci jotaay yi nga xamante ni dañ koy amal fii ci suñu ay plateau tey nag ñuy dalal koo xam ne si nii mën nañu wax ni nekkatul ku ñu présenté ci Sénégal ñu koy wax Bill Diakhou xam naa ni gone yi sax xamuñu ko ndax rappeur la woon sax su ma mënee waxee noonu moom la ñuy dalal tey fas yéene séq ak moom waxtaan mu wax ñu ci lan la nekk kenn gisatu ko ci rap bi mi ngi ci roxam di liggéey ci lan lay liggéey naka la gisee doxalinu réew meek yu nu mel moom la ñuy waxtaane tey Bill Diakhou maa ngi lay nuyu bu baax a baax. waaw maa ngi lay fay di la ziar di ziar waa Sunugal 24 di leen jaajëfal. Bill Diakhou am na benn jamono. kenn mënu tudd rappeur ci Sénégal wala doo toog benn journée boo xam ne si nii du ñu gis Bill Diakhou ci télé bi wala ci ñu dégg ko ci rajo bi tey mu mel ne da nga xaw a raar la scène musicale rap bi kenn gisatul ci lan moo xew da nga bàyyi wala lan la. non bàyyiwuma xam nga àdduna moom jamono day dox. te jamono buy dox da ngay ànd ak moom di dox ni moom. xam nga bu fekkee da nga nekk ci benn génération nga am ay fans yoo xam ne dañuy màgg da ngay màgg ànd ak ñoom. loolu moom mooy problème bi. et que man je suis plus appelé à faire du rap comme je le faisais avant. muy rap boo xam ne da ngay xaacu da ngay kii je suis. hardcore waa hardcore bi yooyu. léegi samay fans dañu màgg doon ay intellectuel ñii doon ay bureaucrate ñii doon ay directeur ñii doon ña nga xam ne ay waxambaane yoo xam ne ab talatuñu yu bari. léegi ni ñu tal moom mooy xeetu liggéey seen liggéey la ñuy jàpp di déglu musique mais bu ñuy déglu musique en sourdine lañ koy déglu maanaam musique bi nga xam ni da lay jariñ da lay yee da ngay am jotu di ko déglu en même temps di liggéey. donc ànd ak hardcore bi nga daan def. léegi tu es obligé de changer looloo tax ma indi story blues di def benn style rap boo xam mu ngi tudd the art of storytelling. l'art de raconter des histoires positives. teg ko ci ay gamme pentatonique ay gamme blues ak ay gamme ternaire. mais loolu nekk na lu am solo et puis bi ñu koy def gars yi dañu apprécier woon son yi dañ ko doon nii muy xew donc est-ce que mu tax mënu ci woon accompagner jeune génération bi nga xam ne si ñoom ñoo fi nekk tey rappeurs yi di def ak ñoom ay compile di def ak ñoom ay featuring ba nga xamante ni ñoom dinañ mën a loolu nga commencé woon dinañ ko mën a eggale muy histoire bi nga wax noonu. the art of storytelling. waaw maa ngi liggéey ak jeune génération parce que boo xoolee ci studio. ma nekkee studio ñu jeune génération yu bëri dañuy ñëw ma leen di bindal xeetu mbind parce que ñoom mën nañ rap ils sont très bons il y a de très bons rappeurs. seulement canalisation bi parce que ñun tam on est plus appelé à faire du rap boo xam da ngay saaga da ngay wax bu ñaaw da ngay tu t'en fous de ce qui se passe parce que da ngay naan man dama méngoog benn génération te génération bi lii la ñuy dund léegi ñoom bu ñu ñëwee ci man tout le temps damay am benn xeetu mbind bu ma leen di bindal ba nga xam ne ñoom après dañuy comprendre day naa parce que musique je pense que warut a dee te un bon musicien warut a dee ci say kàllaama say texte say parole ak sa xeetu mbind ak sa xeetu musique loolu moom moo indi man bu may musique damay référé wu ci ñoom Bob Marley di référé wu ci nganda ya nga xam ni depuis il y a 50 ans ci ginnaaw ñu ngi musique ba tey ñu ngi déglu seen musique dafa mel ni deewuñu ñu ngi xew ba tey léegi boo yooyu nag bu ñu ñëwee ci gaam boobu laa leen essayé dugal parce que la musique elle est universelle mën nga dund 100 ans di déglu benn musique
boo ko xoolee ci Baobab da nga koy déglu ba léegi. nga xool ko ci Youssou Ndour yu njëkk yi ñoo dàq Youssou Ndour yu tey yi loolu moom mooy musique bu baax dafa am musique bu baax ak musique boo xam ne à jeter la. dafa am période. benn période lay kii rek période boobu moom mooy période de buzz. bu amee buzz ci at bi ñu ne waa ji moo xewoon ci at bi après sa musique dee na. ku koy déglu sax après da lay gêner. laa ngi dégg mais déglu musique bu nga xam ne da lay accompagner pour toute ta vie. di accompagner say sët di accompagner say sët c'est important. wax nga ko c'est important muy musique boo xam ne si nii daf lay accompagner musique boo xam ne du dee mën nga toog 100 ans. di ko déglu mais est-ce que jàppaloo ni jamono bii loolu la ñu manqué ci fii ci Sénégal suñu artistes yi nga xam ne si nii dañuy génne benn single wala benn album la ñuy génne ci benn fecc wala benn wax. ñu yor ko ŋawtee ko benn 1 mois après mu jeex te loolu lañ fiy gis. c'est dommage que am na benn waay bu ma doon déglu temps yële dans l'internet mu ne 85 fecc xew na ci Sénégal ak 190 kàllaama ci way xew na fii ci Sénégal. boo xoolee 100 yooyu muy tudd noonu bu mu ci wax rek da ngay naan ci époque bii la woon. donc lu passé la xewi na gars yi dootuñu ko dégg mais dafa am xeetu musique boo xam ni ça reste et ça demeure à jamais muy de la bonne musique. musique da nga koy taataan musique des koy jàng musique des koy xam des koy maîtriser ça c'est dans le cœur. parce que ce qui sort dans le cœur rentre dans le cœur lu génn ci xol lay dugg. effectivement te day des ba faw moo tax ci laa la jox ay références. sunu papa Ndiaga Mbaye il a chanté des chansons extraordinaires ba léegi ay texam ñu ngi fii ba léegi ay texam day des ba ilaa yow mi diini nga xool ko ci Youssou Ndour nga xool ko ci Thione Seck jur doom dem sànni ji mbalit xoolal ma xeetu texte yooyu xoolal ma Ismaël te ba léegi actualité la waaw xoolal kii yeneen groupe comme Rapadio am na ci ay musique sound bi ñuy woy Sida yaa ngi dégg nga dem ci Gaston mu woyal la nga dem ci Seen Kumpa am na ay son yoo xam ne dañ la koy woyal mais groupe yooyu ci boppam xam nga yooyu groupe yooyu bil dàgguma la mais groupe yooyu dañ ko soxla jamono bii nga xamante ni réew mi metti na gars yi kenn xamatul fan ngay teg sa tànk affaire yi jaxasoo na te ba léegi yéen a ngi fii li fi doon am mi ngi fii am dafa gën a sax a metti Sénégal dafa gën a sax pire donc ngeen nekk fii lu tax ngeen toogaan na noonu rek mel ne comme si dafa am à l'époque boo génnee sound nga ne sama sœur bi yow yaa ngi dem di génn ci guddi gi yor sa saak boo génnee dem ci guddi gi mën ngaa tase jinne mën ngaa tase ku la lor jëli ne rappeurs yi de bés bu ñu demee seen concert yi dañ ñuy xas te xamuñu ne ab dëkk boo ci nekkee dafa am ñoo xam dañuy régulariser dañuy defar conscience yi léegi gel yi dematuñu ci concert yi doxatul parce que góor ñi fii bëgg nañ jigéen ba nga xam ni fu jigéen demul rek fu jigéen demul bokkuñu fa léegi mu am une nouvelle génération bu ñëw di leen woyal ay woyu ne ay baala bëgg ay dangaa rafet sama chéri waaw affaire yi demee noonu loolu la rek c'est loolu dong la léegi mu am benn comportement boo xam ni ancien rappeurs yi am nañ ko moom mooy un rappeur c'est quelqu'un de vrai ñoom du ñu dellu ginnaaw rappeur du dellu ginnaaw nitu dëgg la nitu dëgg mooy ka nga xam ne li nga woyoon démb da nga koy appliquer. moo tax ñu ne li ngay teg sur scène li ngay live sur scène ci mbedd bi dee ko représenter c'est ça le problème léegi booy yi ñëw nañ indi benn style boobu man ça me plaît parce que man j'ai un cœur même si je suis hardcore j'ai un cœur damay bëgg damay nopp damay kii am na lu may yëg buñ ko woyee tam man mii ça me fait plaisir mais bokkut les générations bokkul xam-xam yi bokkul xeetu mbind yi bokkul man du ma bind bu terre à terre man su may bind day doon loo xam ne maam Kocc ci bopp ci moom lay jóge wala mu jóge ci Moussa Ka wala mu jóge ci mag ñi nga xam ni ñoom ñoo maanaam njàngale lay voilà di jàngale di yaatal ab réew parce que ab réew des koy yaatal ci xam-xam des koy yaatal des koy yar le satanisme a régné maintenant et que le satanisme commence à régner et prendre place dans ce pays
et on s'en rend même pas compte moo tax ma génnee benn son bu tudd ordonnance mu ngi ci YouTube bi. D'accord. li muy wax boo ko dégloo di nga xam ni on est en train de nager dans l'erreur. D'accord. Il faut qu'on revienne pied sur terre la tête sur les épaules pour que sunu réew mën a jëm kanam. D'accord am na solo bu baax a baax xam naa noonu la ñuy sax jugee ba xam naa rap bi moom mën nañ ci def émission entière boo xam ne si lii daanaka lu ñu wax duñ ci dellu parce que bëri na luñ ci mën a wax rawatina fii ci Sénégal. Donc xam naa dañuy ñëw ci nekkut yaa ngi ci rap bi ba léegi wax nga ko mais am na ci benn activité booy yëngu léegi ñu koy xam dégg naa léegi baykat bu mag nga dañuy sol ay mbaxana. waaw di nekk yor ay ileer di nekk ci àll bi di bay ko parce que dañu xool ne ab réew pour réew mi dox il faut que mbay ma dox. réew autosuffisance alimentaire dafa war a am bu dëgg. boo xam ne day wér. ba tax na ñun ci la ñu xool saytu xool bu baax que ne ñun war nañ jóg ñun artistes yi. war nañ jóg way ci Sénégal pour gars yi toog ci biir réew mi tekki ci biir réew mi ndax mbay li mu mën a indi dafa bari. boo jógee sol sa dàll ne maa ngi dem bitim réew jaar ci suuf si ñu rey la ci yoon bi boo jaaree ci yoonu suuf si coono ngay àndal ba boo yeggee dara dootoo ko mën. ngay dajale yooyu xeetu métit ne man dama bëgg a tekki te sab réew am suuf su wér su bootul xeer nga xam ni boo toggee ci biir réew mi mën ngaa bay ci biir réew mi jariñ réew mi jariñ sa bopp jariñ ña nga dëkkal jariñ askanum lëmb. Donc pourquoi ngay sonal sa bopp di teg sa bopp nattu bu la yàlla tegul di bëtt naan da ngay jël yoonu géej gi di dem ci géej gi coono dee mën na laa cee fekk lépp mën na la cee fekk. mais dogguma la Bill dogguma la mais loolu je pense que mauvaise politique la lu suñu gouvernement yi teg parce que xale yi tamit suñu nekkee ci seen dëkk yi amuñu lu ñu def seen xel du nekk si loolu ñu dem Europe parce que ñi ngi gis peut-être seen morom yoo xam ne ñi nga fa di tekk di tabax ay kër di yor ay oto di teral seen ay waajur donc je pense que ñoom aussi su fekkee dañ leen bëgg a téye ci réew mi te joxul ñu leen lig am xëy àll bi amul dara 3 mois d'hivernage dañu am suñ ci jógee amatul lu ñuy def. loolu moo xewi li ngay wax ni xew na 3 mois d'hivernage. waaw xewi na mais tamit su bëggee bay te amoo ndox man mi nekk ci àll ba par exemple. dinaa la bay noor. mais aw ma ndox. ma wax la benn affaire bu xew. am na benn programme boo xam ne Union européenne moo ko financé ak Pacersen. financé ko dénk ko ANIDA di financé ay ferme ñu naan ko ferme naataange ferme familiale ay ferme yoo xam ni ferme. loolu état ci waroon a jiitu. non état moo koy def. actuellement parce que loolu politique état la l'état non ONG yi soog a ñëw. jàpp ci l'état boo déggee état moom moo teg fii fu ñuy naan ANIDA. L'état est en train de faire un travail extraordinaire que les gens ne connaissent pas. moom mooy état bi teg na ay programme di financer ay jeunes agronomes di financer ay jeunes ya nga xam ne ci ay ferme naataange dañoo bëgg a toog seen biir dëkk tekki ci seen biir dëkk ñu financer leen xaalis bu doy financer leen ndox financer leen tool yoo xam ne dafay am courant financer leen lépp la nga xam ne ci jumtukaay la lu war a dem ci biir tool ba pare accompagnement bi du doon lu métti. loolu fan la kooku ANIDA moom ban diwaan lañ ko ñu def nañ ko ci diwaan yu bari. comme mën naa la def nañ ko Casamance. def nañ ko Sédhiou. wàcc na ba Kaolack mu ngi Thiès mu ngi Linguère mu ngi Diourbel mu ngi Dagana yaa ngi dégg. mu ngi fépp ci Sénégal. donc programme la boo xam ni état bi moom moo ko teg. état bi mu tegee programme boobu ba léegi da ngay gis ne autosuffisance alimentaire dafa commencé am fii ci Sénégal. ma jox la benn exemple. tëj nañ réew mi pendant combien de temps. ci bi Covid bi amee 4 mois. 4 yaa wax 4 mois de. ëpp na 4 mois. ëpp na 4 mois ba 5 mois ñu tëj réew mi. non 3 mois lañ ko tëj après tijji nañ. dara duggul dara génn. yaa ngi dégg te sénégalais yi lekk nañ à leur faim. mais difficilement. déedéet. est-ce que sa soxna dem na ci marché te amul carotte
xam nga amul carotte moom fii lañ koy béy. waaw moom laa lay wax jéggaanewuñ ko. waaw moom laa lay wax lan la ñu amul fii lan lépp la ñu am ba mu doy banaana am na melon am na orange am na mandarine am na lépp am na. mais am na gi ni mu waroon a amee amul. parce que dafa cher du ñëpp a ci jot. déet mon ami du ñëpp mën a jënd banaana benn banaana bu fekkee benn banaana ça coûte 200 francs wala 250 francs. nanguma loolu le prix n'a pas changé. Si. Et que le prix sax yàlla dafa def mu gën a yomb. bu fekkoon parce que da ngay dem ñu jaay la benn banaana à 100 francs. d'accord mais fruit moom Sénégal fii fruit surtout ak légumes dafa cher suñu jigéen ñi. commencé naa ci marché yi commencé naa yomb non dafa métti da ngay dem ci marché yi restaurant bi ñuy dem fii dañuy wax nañu dafa commencé di yokk plat yi. parce que marché bi dafa métti légumes yi dafa jafe donc ñun xam nañ ci dara. yow ci kaw loolu laa ñëwee très bien d'accord naa benn côté mais ci kaw loolu laa ñëwee loolu moom moo la war a wan ne la xale yi dañu war a gëstuwaat seen bopp. xam nga gëstu sa bopp. mënut a weesu nga dem ba ca àll ba war nga bind ci programme yii nga xam ni waa ANIDA teg na ko. nga ne leen man dama bëgg a bay pour suqali sama réew. xanaa nga bokk ci nguur gi boo bokkul. déedéet boo bokkul non. amul parparloo ANIDA moom mooy benn organe boo xam ni structure boo xam ni mu ngi bàyyee ko ci ministère de l'agriculture. li ma lay wax ni lu mel amul parparloo. amul kii mooy doomu diw. xam nga ñoom ñu ngi koy liggéey. laaj ma rek ma wax la boo nee marron beige ñu jox la bu fekkente ne ci beneen kii. may ma tuuti ma wax la seen ay partisans rek may ma tuuti ma wax très bien li nga wax dëgg la. may ma tuuti ma wax la ñoom amul parparloo ñu ngi financé te ki ñuy financé sax xamuñu kañ la. mooy les jeunes agronomes yi nga xam ne dañoo am seen diplôme jóge université ñëw bëgg a liggéey ñu financé la nga liggéey. di am hauteur 9 millions. 4 millions 5 millions par cycle di def pisciculture aussi en même temps maanaam jën yi. gars yi fii dañuy jóge fii di dem di uti jën ba Mauritanie ñu leen di dóor ay bal ñu fay dee. mais fii léegi. mais fii suñu géej gi amatul dara nguur gi jaay na ko. bateau yi ñoo fi ñëw. di ramasser jën yi ndaw yeeg yëpp. non man je te parle de l'agriculture. moi je te parle de pisciculture boobu ngay wax laa la wax. man pisciculture ci agriculture la bokk. waaw xam naa ko mais dama ni suñu eggee foofu di bay jën te ak li ñu am ci géej li ñu am ci woon li ñu amoon ci ay jën ba di Mauritanie gi nga xam si ñoo. mais am na ñoo xam ne mënuñu gétti xamuñu luy gétti xamuñu luy frontière ñoon mën nañ bay jën. non dama ni su fekkoonte ni ay mool yoo xam ne xamuñu fu frontière yam. non dama ni su fekkoon ne am na li ñu bëgg li géej gi mën a génne. suñ ko génnewoon suñ ko amoon normalement du jar ñu yar ay jën di def ay pisciculture mais c'est-à-dire géej gi moo raaf parce que bateau yi ñoom ñoo koy yóbbu moo tax ñuy xalaat tey nii nañu yar ay jën. naa la wax benn affaire xam naa loolu foofu bu ñu fa duggee du ñu gaaw a génn. naa la wax benn affaire waaw fu ne rek dañu fa dugg. te gën a génn te gën a déggoo on va chercher un terrain d'entente. d'accord si minime soit-il parce que je pense que yow ci sa bopp bëgg nga réew mi avancer. bu baax te bëgg naa yow tamit nga ñaax xale yi pour ñu dem bay ji. bu baax n'est-ce pas. donc kon yow ci ñi taxawal réew mi nga. ci ñi bëgg réew mi avancer nga. donc nañ àndandoo nekk benn mel ni bokk ndey baay waxtaan ci li nga xam ne moom mooy luy logique. d'accord logique dafa am nous sommes dans un mais réalité bi aussi tiers monde nous sommes dans un pays très pauvre. dama bëgg suñuy wax en voie de développement ñuy tenir compte ci réalité bi. ci li nga xam si moom moo fi am parce que ñun ñëpp Sénégal dañuy. d'accord nous maîtrisons le Sénégal. voilà man amul foo may teg te maîtriser wu ma loolu ndax man je connais le Sénégal. d'accord j'ai grandi ici. et je maîtrise le Sénégal. d'accord mais am na solo bu baax a baax ndax bay moom wax nga ko moom moo yor réew. voilà gis nga bu ñu bayee tuuti rek dañuy am autosuffisance alimentaire durable dootuñu soxla feneen leneen. léegi jeunes yi banque bi la ñuy bañ ak gétti gi ak jël gaal gi ne yaa ngi dem Balsa wala Balsaq. loolu la ñuy bañ fi mu ne nii. na jeunes yi kii état bi teg na programme bu positif ak ANIDA. loolu moom li koy xeex rek mooy ñu ndaw ñi am ay xëy. waaw loolu xëy moom jàptataan. waaw gis nga ab réew boo ci nekkee nga xam ni réew mi amuñu ay experts en science di créer ay fusée di créer da ngay xool li ñu xam ni tolloog naa ñoom moom ñu def ko mbay mi lañ tollool nañ def mbay mi nga xool. mbay mi on a tout avec mbay mi on a tout dinañ ci am garab gu ñu fajoo danañ ci am lu ñu lekk danañ ci am lu ñu naan. d'accord mbay am na solo. d'accord ñu jàll ci leneen ndax xam naa ni mbay mi moom yaatu na tamit yaatu goo xam ne si nii dañ koy brosser rek. ñu génn mais wax nga ci lu am solo également yaakaar naa war nañ ci bàyyi xel. waaw mais programme boobu il faut nga koy wax gars yi parce que comme ni ma la wax rek bëgg nga réew mi avancer programme mu ANIDA bi. il faut que jeunes yi bind ANIDA.
ANIDA ñu bind seen projet. ñu waaw déposé ANIDA bu ñu déposé seen projet foofu ANIDA gi nañ leen orienté. wan leen nu ñuy def ba pare financé lay dañuy financé ay hauteur 50 millions. dañuy financé ay hauteur 20 millions hauteur 9 millions. tout dépend rek ci ni nga bëgg a bàyyee. d'accord yaa ngi dégg te ils sont en train de réussir boo loo xam ni ci kàttanu borom bi bu ci jeunes yëpp jàppee. de Sénégal dina amal njëriñ Sénégal parce que Sénégal ñàkkul pétrole. ñàkkul zircon yaa ngi dégg. ñàkkul diamant. or bi aussi or bi de mun yaa ngi dégg ñàkkul gaz or mun cee jot. donc on a tout on a Serigne Touba maam Boukounta Ndiassane maam Baye Laye maam Limamou Laye. am nañ yërmande. or bi moom dégg lañ ci am sax ñi nekk Kédougou nga xam ne si ni foofu la ñu exploité or bi ñoo gën a pauvre ci Sénégal. waaw tout dépend rek ci ëllëg parce que ëllëg. non c'est-à-dire dafay xaw a métti parce que bu ñu fekkee dañuy am ay lu mel ne ay yenn ressources yi ba pare ñun buñ koy exploité après ñun Sénégalais yi duñ ci gis suñu bopp amul njëriñ ñu bàyyi ko fi mu nekk sax moom moo gën a parce que Kédougou fa la or bi nekk ba bokk na ci région yi gën a pauvre. waaw damaa xam ne rek bu ñu te jàppee ñun ñëpp ñu jàpp mu dëgër rek. ñun ñëpp ñu bokkandoo benn kàddu xàccandoo dóorandoo. li ñu bëgg dinañ ko am. d'accord ñu jàll ci actualité muy inondation yi jamono ji ni daanaka am na diwaan yu bëri yoo xam ne si nii rawatina banlieue bi. région yi également am na ñoo xam ne si nii sonn nañ bu baax a baax ñu ngi ci biir ndox mi yow jàpp nga ni. politique bi waroon ci assainissement am na ak milliards yi ñu ci tudd yëpp. waaw c'est un peu désolant quoi parce que man je peux pas am na ñu wax côté bii am na ñu wax digg doomuwul daal wax ji moo digg doomuwul. donc wax ju digg doomuwul yow en tant que leader bëgg ñaax sénégalais yi ci que ñu calculer et puis di ñu ubbi seen xel. donc yow fi ngay taxawee moom mooy c'est quoi le problème d'abord. parce que le problème man je pense c'est ce que je pense moom mooy inondation fii ci Sénégal dañ ko waroon raye. maanaam waratuwuloo am. lu tax nag lan la ñu war a le président est sorti il a dit que 2000 bi mu jëlee réew mi ak les 4 ans bi mu ko defee rek dafa ne inondation raaf na ci Sénégal amatul ci Sénégal. te boobu affaire dañ koo nax boobu taw amul woon rek. donc le président c'est au président de regarder encore ñi muy liggéeyal ñan lay liggéeyal ak ñan ñoo adéquat pour mu jox leen ay postes de responsabilité ci wàllu inondation ci wàllu lépp la nga xam ne fléau la day dal tout le temps le Sénégal. il faut que mu am boobu repère benn c'est un bon président que je respecte beaucoup monsieur Macky Sall. yaa ngi dégg yow dafa mel ne Macky Sall nga de. si tu veux. de toutes les façons ce qui est important moom mooy il faut que monsieur le président prenne ses responsabilités. il faut qu'il prenne ses responsabilités am ña nga xam ne ñooñu lay jox réew mi pour ñu doxal réew mi. d'accord gi nga réew boo ci indee ka nga xam ne da koy salteel wala da koy kii dindi ko bul ci am kii dindi ko teg ko fële teg ko place am ba pare yar ko mu xam ni moom kat la nga ko dénkoon matalewu ko. d'accord Macky Sall mais am na ay jeunes yu nekk fii diplômés ay jeunes sénégalais. yoo xam ne ñu ngi fii diplômé am xam-xam ci wàllu inondation am xam-xam ci wàllu ndox mi. yaa ngi dégg ñooñu bu ñu leen joxee peut-être mën nañ doxal. parce que c'est très complexe. affaire ndox affaire nature la yàlla moom moo koy indi. mën ngaa defa def ba foog ni fa la yem yàlla indi la nga def yàlla indi fukki tawam ci kawam bu boobaa la nga def du feeñ. donc mbirum taw tamit mbirum yàlla la. mais tamit yàlla bay sa tool parce que tamit bu ñu waxee ne génne nañu budget plan décennal 760 milliards depuis 2012 ba léegi tey ñu toll fii. ci ay nit yoo xam ne 760 milliards yooyu buñ ko tegoon sama loxo réew mi dootul am inondation. waaw donc nag c'est sûr. donc problème am na nee na ci ginnaaw ga sax. su ma ko deful ñu jël sama ñu teg ma fusillé ma. man nangu naa loolu. d'accord mais Macky Sall def na benn sortie boo xam ne si ni démb ñëpp ŋàññi nañ ko fële ci Kër Massar. donc ñoom ñu nga ca mënd ma ñu nga ca ndox ma ca la ñuy añ ca la ñuy reer ca la ñuy fanaan donc président de la République démb dañoo day def benn sortie dem foofu nemmeeku leen mais ba léegi tegul bët ñi nga xamante ni ñoom ñooy sinistrés yi. tegu leen bët. moom dafa ñëw visiter rek dem yoonam visiter chantier bu fekk dem yoonam donc ŋàññi nañ ko bu baax a baax naka nga gisee sortem boobu. waaw c'est un président nag yow yaay uuf doomu réew mi
su fekkee yow yaa uuf doomu réew mi yow yaa jiite tu es le gardien de la constitution le père de la nation donc sa doom bu nekkee ci njàqare da nga war a jóg taxaw temm répp ñëw taxawu ko taxawu c'est très simple le Sénégal est très vaste ils peuvent comme ni ñu defoon plan Sésame boobu ñu defoon kii mën nañ créer benn style boo xam ni dinañ leen fa yóbbu jox leen jumtukaay yëpp Sénégal am na koom le Sénégal a de l'argent am na lu ko mën a def loolu sinistré yëpp ñu jël leen déplacer leen yóbbu leen le temps que ñuy régler le problème donc man foofu laay xaaree monsieur le président de la République parce que tamit bientôt les écoles vont s'ouvrir élèves yi dañu war a jàng école yi fees na dell école yi dafa fees dell ñi ngi en 2020 ñuy def ay temps waaw ñi mu dalul moom ñi nekk seen gratte-ciel tëdd seen biir néeg xamuñu li xew mais am na ña nga xam ne ils sont en train de souffrir donc maa ngi lay ñaan monsieur le président de la République loolu na doon sa première priorité moom mooy nga taxaw ci wàllu ndox mi et sans délai et que mu nekk loo xam ne sans délai la nga taxaw ci dimbali leen ñu añ ñu reer ñu ndekki ñu am fu ñu tëdd fu ñu noppalu ko ci kàttanu borom bi ba li yàlla saafaral mbir mi. maa ngi la koy ñaan monsieur le président Macky Sall. d'accord débat troisième mandat mi ngi continuer di def ay victimes daanaka ku nekk ci Macky Sall boo ci waxee ñu dagg sa bopp yow débat boobu nan nga ko gisee troisième mandat. troisième mandat man tu me demandes des choses extraordinaires que man. xamuma je sais pas. non mais sénégalais gi da ngay voté xam nga. ci constitution bi damay voté mais constitution lu mu wax du 2 mandats la wax. donc 2 mandats la yem. 2 mandats yow jàpp nga ni Macky Sall dina def 2 mandats. non le président il est très intelligent pour faire 3e mandat vous savez qu'il le ferait pas yéen vous le savez même. d'accord am na benn mouvement bu ñuy wax Y'en a marre donc mu composé ñi ko composé ay activistes bokk na ci ay rappeurs. yoo xam ne si nii ñi ngi ci biir di wax ne dañuy xeexal askan bi yow nga nekk rappeur bon kenn gisu la ci. xeexal la askan bi. man opinion yu tax boo ko ci man OPP laa nekk OPP mooy opinion publique positive. maanaam. loolu xanaa loolu mouvement la. mouvement qui date mais boobu est-ce que siiwul. soxlawul muy siiw. pour def lan. mais da ngeen di nekkal askan bi kay. non on est en train de travailler ñun li ñuy liggéey ñu ngi koy liggéey askan bi war nañ leen xam. non ñu ngi liggéey le 21 bi rek déjà ñun ñoo yor jàkka Sénégal set wecc le 21 bi incha allah programme bu extraordinaire boo xam ne yéen vous allez venir nous accompagner. d'accord mais Y'en a marre ñoo it ñu ngi def liggéey bu am solo. Y'en a marre c'est un mouvement que je respecte. c'est un mouvement yoo tax intégré wu mouvement boobu. bokk ñu gis-gis. bokkuma ak ñoom gis-gis Y'en a marre c'est quoi Y'en a marre man je n'ai jamais été marre man damay ñafe sama adduna ba may dee du ma maar mukk c'est quelqu'un qui est découragé qui dit Y'en a marre moi je suis pas découragé dans ma vie et je serai jamais découragé dans ma vie il faut jamais dire que dama découragé j'en ai marre que non il faut se battre mais lañu marre moo tax ñuy xeex non mais il faut se battre quand tu te bats c'est parce que yow non c'est parce que dañu sonn dañu def affaire dafa war a doy. dafa war a jeex ça c'est pas le slogan. dafa war a jeex le slogan moo tax ñu taxaw tey génn. di def ay marches fu nekk ñu. dugg fa non slogan bi en réalité mon ami slogan en réalité Y'en a marre mooy quelqu'un qui s'est découragé ki dem ba découragé ci àdduna amul découragement il faut se battre gis nga la nga xam ne yow bugguloo ñu def ko sa askan yow tu es un leadership. yow tu es un activiste tu as le droit de te lever nga ne man lii kat bëgguma ko mais nga teg ko ci ay raisons yu positives et puis que ñu bañ la dégg ci ay affaires yu xaalis ak ay affaires yu ñàkk fayda parce que je pense que góor yàlla. mais mouvement yi moom yéen seen mouvement yi même seen mouvement yi am na xaalis. am na xaalis. non kan moo ñu financé. mais amul lu ngeen di liggéeyee. non mais financement amu leen dara amu leen xaalis. amu leen dara lan ngeen liggéey suñu mouvement yi on cotise. man amul kenn ku mën a taxaw ci Sénégal fii seen Sunugal 24 laa koy ne Bill Diakhou dañ ko financé pour mu taxaw xeex. mais ñoom ñëpp loolu la ñuy wax même Y'en a marre loolu la ñuy wax après bi ñu xoolee ba si biir ci lañ gis ne amul ñu ngi doon jot ay financement. waaw mais c'est Y'en a marre ñoom ñooy jot ay financement mais pas Bill Diakhou. pas OPP. ñun bàyyi. OPP war ngeen liggéey de kenn xamu leen. ñu ngi liggéey de ñun xoolal askan bi nag pour ñun liggéey nañ Dakar baatu askan bi di wax dañ leen war a xam. ñun liggéey Dakar ñoo liggéey Dakar avec les acteurs culturels de la ville de Dakar. ñoo fi liggéey loo xam ne kenn liggéeyu ko fi ci ñaari at yi passé maanaam setal Dakar ba mu set 8 taxaw
taxawu Dakar ba pare dimbali askan bi ci lépp nag. ak yan moyen ak ay moyens suñu moyen de bord. dañuy non bii yéen amu leen moyen yi ngeen di seetal Dakar. ñun bu ñuy seetal Dakar mairie de Dakar accompagné nañu. waaw am na loo xam ne accompagné nañu. ok mais du xaalis boo xam ne daf ko yëkkati jox ñu mais moyen matériel jox nañu ko. bi ñu joxee moyen matériel ñu tam ñu def suñu sensibilisation avec les acteurs culturels de la ville de Dakar on a fait sillonner le Sénégal Dakar ñafe ba ci la ñu ministre bi ne man dama bëggoon ñu liggéey ci Sénégal set wecc ci la ñu commencé incha allah dañuy démarrer incha allah le 21 benn sortie bu extraordinaire avec 500 acteurs culturels pour gox gu ne mu set dañ koy tàmbalee ci Grand Yoff ak jàpp ci sa gox. da ngeen def at Dakar du ngeen génn parce que Dakar moom li fi nekk ci mbalit moom yaakaar naa bu ngeen ko bëggee génn. non dina baax parce que yeneen région yi moom xam naa ne duñ ci xam nga question de gëm-gëm la rek. xam nga àdduna moom boo nekkee ci benn affaire nga ne lii du dem du mus a dem. mais je pense que ku sànni te jamoo daa fekk diiroo. du dëgg. d'accord ayca xam naa fi mooy dernier point bi sax mooy fond Covid bi nekkoon nga au cœur ci ñi nga xamante ni moom mooy rappeurs yi bokk nañ ci doon séddale yow ak Titi Yoro bu Black Mbollo donc yan critère ngeen doon joxe xaalis boobu bëri woon na coow de am na ñoo xam si neen jotuñu am na ñoo xam si ni man daal xamu ban critère ngeen ko doon def bëgg naa nga ñëw ci affaire bi critère lan lu ngeen ko ñun dañu amoon suñu mouvement ñaata ngeen jot ba pare suñu mouvement 28 millions lañ jot 28 millions rappeurs yi 28 millions non pas rappeurs yëpp de ñi ñu désigné ñun ñi ñu yóbbu 127 700 bi ñu ko joxee tamit kenn ku ci nekk jox nañu sa xaalis 127 500 ngeen am 127 500 et c'est tout bu dee BSDA tamit ils ont donné 126 000 ñun bokkuñu woon sax ci CA bi ñun ñoo doon séddaleel CA bi ñun ñoo organiser CA mais bokkuñu CA parce que ñun ñu ngi bindu ci ñun ñu ngi bokk BSDA mais la ñu bokk fële ca BSDA 126 000 la ñu am la ñu jox ñun amul dërëm bu ñu jël kenn ku ci nekk les 200 et quelques personnes yi nga xam ni bokk nañ ci fonds Covid bi jox nañ leen ko ba mu mat sëkk. d'accord naa mais ay 128 mille ak yu kenn xamul lool ci fonds boo xam ne si nii yéen li ngeen doon gagné ci seen ay activités rek dépassé na loolu ay millions la ci 3 mois ñu leen di jox ay 100 et quelques ay 100 000. waaw xam nga loolu tamit ngeen toogaale ko ngeen toog. yow aussi yow nga waroon génn wax yow loolu kii. xam nga gi mbaam dee na doxatee dee jeex na dafa am solo gis nga saawaay nga toog ay weer liggéeyoo nga toog ñu yónnee la sa 127 600 ne la kat ñun dañ laa jàppale parce que gis nañ ni dëkk bi est en alerte dëkk bi nous avons des problèmes et nous savons que nous sommes dans un pays très pauvre et nous savons que ni le président il a dégagé un budget de 3 milliards ñëpp ci bokk ci Sénégal gis nga dafa bëri acteur culturel théâtre ngi ci ñiy bind ci livre ngi ci. mais jàpp leen 3 milliards dafa tuuti ci culture. dafa tuuti na trop wax dëgg yàlla parce que tamit am na ñoo xam ne si yenn secteurs non moom laa lay wax nee naa la secteurs yi jot nañ ay millions yu bëri ay milliards artistes yi bu ñu leen joxoon 11 milliards sax tuuti na fi ngeen waxee artistes yi dañu waroon yëkkati 100 milliards jox leen. am ngeen ay micro mën ngeen wax mais yéen mel ni si daal yéen daal mooy yéen daal bi léegi ma ne la dañu waroon yëkkati 100 milliards jox leen ndax liggéey nañ. au moins yéen vraiment ils se sont battus pour le développement d'un pays. yaa ngi dégg muy le Sénégal. dafa mel ni culture bi yéen jox ñu leen gëdd de. bon mënuma wax ne jox nañu gëdd parce que tamit gestu nañ ñu daal de toutes les façons ils ont fait leur geste et que loolu la ñu mën moo tax ñu jox ñu. non ni ñu génne ci milliards ay 1000 milliards ñu jox leen ci 3 milliards. tuuti na parce que waroon nañ ñu jox 100 milliards ñu bokk. waaw tuuti na trop parce que bu leen ay 100 000 moom vraiment man sax dama ci. mais le pays a développé tamit bul fàtte ne du ñu fàtte mécanicien bi ci kii bi du ñu fàtte ki nga xam ne moom moo nekk ci réseau communication yi du ñu fàtte ka nga xam ne moom moo yor wàllum raxas bi ci mbedd bi ñëpp ci lañ bokk entreprise yi ci lañ bokk ñëpp ci lañ bokk. ku ne jot nga sa wàll mais ku ne jot nga sa wàll moo gën a tuuti. même boo xoolee gars yi 10 milliards la ñu jot. moom mooy yéen a gën a bëri yéen a gën a tuuti. loo ci gis mais il faut ngeen wax Bill on est en train de souffrir. Bill yéen ay révolutionnaire ngeen yéen da ngeen doon toog fii di wax di kaas donc xoolal ay Titi ñoom ñëpp xoolal nañu da ngeen génn di wax mais ngeen di raayal nii rek ma ne yéen lan la ma ne
lu tax lan ngeen jékki-jékki rek ngeen changé nii. non changé wuñu ma ne xadar lañ leen xamee kenn du leen jam naa ni ngeen bàyyi nii nguur gi ñëw di leen bluffé comme ça avec 3 milliards. ma wax la benn affaire xam nga mu tàng jër nga teg sa loxo di jaaru muy rappeur day tàng jër nga teg sa loxo di jaaru. gis nga amul solo dafa am loo xam ne nañ ko négocier rek. yàlla def ñu doole ñu mën a dimbali acteurs culturels yi. waaye nguur xam nga duñ fi nekk di ŋàññ ak di wax yenn wax yi nee naa la on a dépassé nous sommes devenus maintenant des am na loo xam ne mu ngi suñu bopp léegi dañuy defar ngir réew mi jëm kanam duñu yàq duñu saaga parce que ñun tamit dañu xool dafa am ñu nekk ci suuf di ñu xool te ëllëg bëgg nañ ñooñu bu ñu ñëwee jaar fi ñu jaar. ndax ab réew pencoo moo koy defar. du pàccoo. d'accord léegi nañu def le tour rek président ñaan ko mu dolli ñu benn même bu dee benn 55 milliards sax baax na. yéen ngeen amoon 3 milliards yéen ngeen am 3 milliards kaasu leen ba séddoo seen 3 milliards am ku ne ay 100 000 nga tax fii wax ay 55 milliards du dara président am na ko mën nañu ko defal ñun artistes yi te c'est quelqu'un de généreux. d'accord je pense que dina ko def. d'accord tani ji wasaana looy tàggoo. waaw tani ji moom wasaana ba jur ay xéewal jur ay jàmm ju mat sëkk jur maturité jur koom-koom jur fulla may ñaan nag képp kuy sénégalais xam ni Sénégal nga bokk nga jéem a taxaw temm fi nga nekk ci li nga nekk di ci yëngu nga gën ci góorgóorlu xam ne àdduna amul solo nous sommes dans un pays en alerte moo xam dafa am Covid-19 nit ñi jëf les mesures barrières comme ñu bari mënatuñu kii ñu jéem a takk masque yi xam ni kat ab réew kat des fois dafay am ay failles yooyu nag ñun ñii suñu biir ñun ñi nga xam ni ñooy doomu réew mi nañu jóg taxaw téem ñafe ko ngir mu bañ a law muy wàllu Covid bi mu bañati dal kenn comme cas yi ñu ngi gën a wàcc. bi ñu commencé takk masque yi cas yi ngi gën a wàcc nañ gën a takk masque yi ñu respecter les distanciations sociales. d'accord di ñaanal Sénégal di ñaanal askan bi yëpp di ñaanal képp ka nga xam ni yaa ngi ci kaso bi yal na la yàlla defal jàmm. yal na la yàlla génnee ci kaso bi ñi tëdd ci hôpital yi te feebar yal na leen yàlla defal jàmm baykat yi nga xam ne ñu ngi taxaw pour réew mi avancer yal na leen yàlla yokk doole. merci. jaajëf Bill Diakhou la woon ñi koy jaajëfal bu baax ci disponibilité am ak waxtaan bi nga xamante ni séq na ko ak ñun waaye ak yéen ndax lu baax rek lañ ci jublu Bill ñu ngi lay jaajëfal di leen jaajëfal yéen aussi yi nga xam ci yéenay safal ñuy seetaat ci biir réew mi ak ci bitim réew ki nga xamante mooy Libaas moom moo nekkoon ci wàllu cadrage bi ak réalisation bi di ko jaajëfal di leen jox dig daje lu yàggul ak benn invité jaa ngeen jëf.